Analysis. tànn waxtaan càmbar. yéen a ngi ba tey ci analysis ak MC Mo. ñu taxaw ci clash MC. clash dafa nekk lu bokk ci rap et puis bu fekkee ne ci rap la bokk en tant que tel clash ndax am na ay règlement wala taxaw wax lu la neex la. waaw xam nga clash nag dafa bëri ay façon clash mooy xool nit ki mu nekk ci lu la neexul wala mu nekk ci loo xam ne mooy loolu clash bu ñu koy wax ci hip hop mooy entre artiste ak artiste peut-être foofu lañ ko gën a xamee. am na ci politique bi am na ci làmb ji am na ci xam nga mais mbër yi par exemple li ñuy def ñoom saayfa la da ngay toog yow su ma la jàppee dama lay def nii yow nii parce que face to face boobu noonu saayfa lañ koy jàppee saayfa la ci ñun quoi c'est-à-dire nga yor micro ma yor micro ñu jàkkaarloo waxante lu ñu neex mais fa lay yem. clash mooy nga jël par exemple nit ki di ko diaboliser genre di ko saboter wax ne que non ça waaye moom dafa nii xam nga jàppal bàyyil ainsi de suite mais bif mooy dem ba jur violence bif mooy bu ñu duggee ci côté violence wala affaire yooyu nga xam ne clash bi day dem ba jéggi loolu noonu ba bu ñu gisee mën nañu raak wala affaire yooyu noonu loolu bif lay jur mais disrespect aussi am na ci clash ba léegi disrespect mooy xool benn par exemple ma xool Khadija neexuma man manqué ko respect disrespect mooy manqué le respect wax ci yow nii nga mel ne la nga mel faalewuma la wala jàppal bàyyil ainsi de suite loolu yëpp dafa am ci kii mais pour man bu ci nekk yow yaay xool fan nga ci bëgg a yegg nga def ko am na ñoo xam ne buñ lay clash c'est juste bon mën nañ ko jàppee sax côté fun quoi clash la après jàll ci leneen am na ñoo xam ne nag ñoom biif lañ koy bëgg a def clash bi duñ bëgg a yem ci juste clash la wax loolu la neex mais dañuy bëgg mu am vraiment ay accrochage quoi mu am xeex wala mu am ay affaires yoo xamante ne c'est violent yooyu yëpp am na ci clash yooyu yëpp am na ci mais peut-être ñun fii la plupart niñ koy defee mën nañ jàpp ne juste foo lay gën a nuru quoi ñun ci clash nii rek la ñuy yem simple nii wax la lu ma neex après suba ñu ànd. clash yi fi gën a yëngal tey ñooñu noonu ñi ñu clashoon seen ay gain lañ mujjee nekk man nag gisewu ma ko noonu très sincèrement man su ma demee ba dugg studio genre wax ci yow yenn yi mooy man ak yow man boog loolu ça me concerne man la concerné quoi mooy man ak yow vraiment ça y est quoi c'est fini du ma la suivre du ma xool ci li nga nekk lijjantiwu ma la looy def mooy loolu tu vois noonu laa ko jàppee man quoi mais am na ñoo xam ne tey mën nañ ñëw parce que ki lay clash mooy ki lay détruire tey su ma ñëwee ne la non sa émission bi baaxul sa émission bi nii xam nga intéressant wul ainsi de suite après bëgg a ñëw nekkaat sa gain loolu c'est quand même xam nga man si sama gis-gis loolu vraiment kiiwul quoi amul sens quoi. 10 ans de carrière MC Mo ñu gis ne xale yi ñu ngi gën di dugg ci dans le mouvement hip-hop mais def carrière pour ñoom yombul lan nga jàpp ne mooy blocage yi. def carrière ci jamono bi ñu nekk yomb na yombul parce que nit ñi. xam nga ku nekk ak li la dugal ci peut-être ci musique bi am na ñoo xam ne dañuy ñëw seen objectif mooy juste def benn affaire nit ñi xam leen après quelque temps ñu kii bu dee vraiment da nga bëgg a xew attends-toi que nga xewi parce que loolu moom mooy logique bi quoi man non vraiment temps yi moom dama bëgg a xew mën nga def le tout ba xew mais après da ngay xewi donc ce qui veut dire que doo def carrière mais boo jógee ne vraiment dama bëgg a def carrière dama bëgg fii ak 5 ans ma toll fii ak 10 ans ma toll fële fii ak 30 ans ma nekk ci beneen kii loolu bu dee vraiment ci sa plan de carrière la bokk mën nga def carrière mais ñu bëri dañuy ñëw dugg ci musique mais duñu am plan de carrière duñu am plan ñoom juste dañuy ñëw pour affaire bi xam nga def benn affaire xew mën nga am nag mën nga ko def par exemple mu jàpp nga siiw mais sa siiw boobu noonu juste li nga liggéey pour période boobu la bu loolu passé vraiment li lay dese genre li nga war a am pour def carrière doo am parce que liggéeyoo ko au début am na ñu bëri ñoo xamante ne par exemple kii mbapat bokkul ak ki ñëw rek am chance am grand combat. te bad boy bi ngay ñor di laaj ko Billy Boy firil mët yi bëgg a épuisé kër du rab bi coolal ñëpp tëbal ñëpp ñi mbubboom mbedd pour seen dil yi gën a mën sëlëm sunu ëllëgu rab bi dooleem dëxën ko ci dërëm néew jële bi soppi sunu rabu or bi def ko përëm yaakaaruñ ci talaano mais ñi nga xamante ne nag dañoo tëb nii rek xam nga affaire bi sotti ñu am benn kii rek dugg affaire bi tàkk
donc ñooñu day am benn durée quoi day am foo xamante ne bu fa yeggee vraiment fa lay yem même boo bëggee continuer mënul nekk parce que li nga waroon def pour mu continuer début bi nga ko waroon def xam nga par exemple man bi ñuy commencer par exemple ñun bi ñuy commencer rap suñu groupe bi fii Tiggy Vibes démb rek maa ngi ànd ak sama benn copain ñu dem julli ji woon ci jumaa ji géej noonu ma koy wax ma ne ko fii ñun dañ fi daan ñëw chaque guddi def nañ ko ay at chaque guddi dañ daan ñëw ci plage bi pour defar suñu ay voix yuuxu xam nga ñëw jël fi benn 3 heures de temps boo xam ne dañuy ñëw di yuuxu rek di defar suñu ay voix mais loolu dafa demoon ba nekk routine ci ñun en fait dafa demoon ba suñ ko deful day mel ni am na lu ñu manqué quoi am na lu ñu war a def dafa dem ba ñu tàmm ko loolu day continuer par exemple man mënuma yéeg sur scène même su ma répété wul su ma ñëwee jouer sur scène nit ñi may seetaan dañuy xam ne que kii genre li muy def day yomb ci moom quoi xam nga live laa koy def te soxlaawul sax ma am ci ay parce que loolu dañ ko liggéey depuis yàgg na ay at yu bëri quoi ci ginnaaw donc loolu mooy looy gën a dem léegi leneen ngay liggéey mais dootoo liggéey li nga waroon liggéey au début léegi nag boo liggéeyul li nga war a liggéey ci commencement bi même boo siwee même buñ la nit ñi xamee am na foo xam ne boo fa yeggee fa ngay yem parce que leneen li performance lay laaj te performance dañ koy liggéey du da ngay ñëw nii rek performance du c'est pas da nga siw rek mooy da nga war a mën a def loolu tu vois donc loolu nag mooy waral ñenn ñi ciy dugg di nga leen dégg benn moment mais après dañuy seey c'est pas parce que peut-être du sax talent wala genre yooyu noonu mais li affaire bi di laaj moment boobu noonu xam nga yéeg mën na yomb mais nga yéeg ba pare taxaw foofu noonu bañ a wàcc comme li dal sunu grand yi par exemple bi ngay dégg daara ji ba léegi ñu ngi daara ji ñu ngi jouer fépp ci àdduna bi ngay dégg PBS Awadi ba léegi ñu ngi Awadi ñu ngi jouer fépp ci àdduna bi mais ñun di nga fi dégg benn boy 2 3 4 ans après doo ko dégg wala boo ko déggaatee da nga naan non mais attends ñun dañu juumoon ci waaji wala waaji moo xamul woon dara alors que non li mu waroon liggéey la liggéeyul au début mais boo demee ba sa siw jeex wala sa niñ la doon déggee sa stars lépp jeex après foofu noonu sa li nga liggéey moo fay des te li nga liggéey noonu day bokk ci performance bi nga am day bokk ci expérience bi nga am day bokk ci endurance bi nga am aussi loolu nag moo lay maintenir ngay dem sa yoon mais bu dee juste da nga ñëw pour benn ñu xam la parce que ku nekk ak sa objectif tamit am na ñoo xam ne juste dañuy ñëw make li ñuy make après dem seen yoon même bu ñu bëggee ñëwaat dinañ def lu ne mais duñ mën ñëwaat. dil bi nand nañ Dakar lu dem war nga tiit 1 2 3 4 5 fi nga sunu maag MC Mo ñu gis ne fi ñuy gis grand yaa comme ni ngay wax grand Awadi les grands matadors dañu fay gis MC Mo dañuy partager ay scènes yu mag mais ñu gis ne MC Mo aussi depuis lors dafa mel ni ku dëxëñu MC Mo dégg ko ci dara staff bi moo fi nekkul wala c'est un choix. waaw bon loolu xam nga man nag depuis un certain temps man genre ni ma nit ñi gën a xamee mooy balaa may génnee benn affaire dama koy liggéey ni ma ko war a liggéey yëpp su ma ko génnee après jël temps bi ma war a jël aussi pour accompagner liggéey boobu noonu laa def ak sama album Ndëgër Laay bi ma koy job ba génnee ko 2019 ba léegi ba 2020 waaw ci Ndëgër Laay laa nekk ci loolu laa nekk di ci job et tout donc à partir bi ñu yegsee 2021 laa commencé dugg di liggéey pour sama album bi ma war a génnee année bi incha allah muy Kaddu Jamono donc loolu genre mën naa ne choix la parce que man li may gisuma tout le temps vraiment ma nekk di soit di annoncer wala di génnee ay single gauche droite wala affaire yooyu peut-être mën na nekk un mauvais choix aussi mais man giseewuma ko noonu quoi man damay bëgg a def benn produit boo xam parce que man ci ay concept laay job par exemple su may job ci benn album bi lépp lu wër album bi laay liggéey quoi même su may génn sama côté communication bi yëpp ci côté boobu lay nekk boo xoolee depuis un certain temps même ci Facebook je parle trop de Kaddu Jamono nit ñi dem nañ sax ba commencer di bàyyi xel loolu noonu parce que noonu laay bëgg di joobee damay bëgg suy ñëw ñu xam ne am na luy ñëw parce que li ciy ànd mooy bëri te album bii nii ni ma koy joobee dafa xaaw wuute ak yeneen album ak beneen album bi ma génnoon parce que bii nii c'est plutôt album live la album la boo xamante ne da ngay woo ay musiciens ñu jouer ak yooyu noonu donc moo tax parce que tout le temps damay bëgg du ma bëgg fi ma ñëwoon par exemple daaw ma ñëwaat ren defaat la même chose man loolu artistiquement du ma satisfaire quoi damay bëgg saa yu ma ñëwee
ñu gis ne kii kat xaaw na góorgóorlu ba def peut-être lu même bu dul lu bees sax mais en tout cas jóge na ci A ñëw ci B quoi donc moo tax album bi Kaddu Jamono ni ma koy liggéeyee c'est plus ak ay musiciens xam nga ñëw enregistrer guitare wala batterie wala genre yooyu noonu ci laa nekk di liggéey te xam naa incha allah bu génnee nit ñi dinañ gis ne au moins xam nga jël nañ temps bi war def ko après nag bu génnee ñu door ko accompagner ak ay affaire. La rumeur. Alors xaar leen ko en exclusivité sur Analyse 600 Kaddu Jamono mooy nekk prochain titre albumu MC Mo Flow Up Festa 2H en tant que militant du hip-hop ban jàngat nga ci am et puis ban yëg-yëg nga ci am parce que mu ngi révéler plusieurs jeunes talents. waaw dañuy commencer d'abord moo commencé par exemple ci Festa 2H depuis bi ñu commencé am je me rappelle depuis bi ñu commencé di ñëw di def seen ay plateau Wakaam ak yooyu noonu jamono yooyu vraiment saa yu ñëwee day mel ni fête comme ni ñu ko waxee fête lay nekk si ñun ñëpp xam nga dañuy ñëw jàpp si liggéey bi nekk ci di daw première édition ba nii mu toll nii xam nga parce que Festa 2H li ma doon wax sànq la mooy à chaque fois année bu ñëw beneen bi ci topp day am yeneen affaire yu bees yoo xamante ne yeneen affaire yoo xamante en tout cas da ngay gis ne niveau baa ngi gën a yéeg donc bu ñu demee ba ñun Festa 2H permettre ñu gis ñoo xamante ne dañ doon ñoom peut-être dañ leen doon déglu nii rek ci ay morceaux wala affaire comme ñu mel ni MOP par exemple mosuñu woon xalaat ne groupe bu toll ni MOP dina ñëw Sénégal ba ñëw ci festival bu toll noonu donc mosuñu woon xalaat ne aussi ay Onyx ku xam vraiment ku puristes yi xam nañ loolu quoi ñenn ñi sax bu ñu leen waxee yenn groupe bi dañuy ñëw am na ci ñoo xam ne gëmuñu ko woon parce que dañ jàppoon ne loolu mënul nekk mais bu ñu demee ba vraiment hip hop sénégalais wala boog ay promoteurs sénégalais dem ba créer benn affaire ba affaire boobu màgg bañ fiy indi ñoo xamante ne peut-être bi ngay gën a nekk booy da nga doon rêver genre si seen son sax lu seen par exemple ay MOP wala yooyu noonu seen musique la ñu rappeurs yu bëri doon jàngee rap par exemple dañ doon déglu ñu bëri ñoo leen influencé boo demee ba gis ñooñu noonu ñu jóge ci yeneen réew ñëw ak ñeneen bon vraiment am na lu muy def ci hip hop Galsen am na benn niveau bu mu koy yóbbu am na aussi benn image vraiment bu positive bu mu koy jox quoi genre mu ngi wane ne que gars yi au moins ñu ngi liggéey affaire bi ñu ngi koy yëkkati ñu ngi def le tout pour vraiment hip hop sénégalais am fu mu yegg quoi sur le plan international te ay festival def ci bokk parce que festival moment de rencontre la par exemple ki jógee Amérique ki jógee France ki jógee feneen ak feneen bu ñu ñëwee gis ay yeneen i moroomu artistes ñu daje fi ñu daje nekk Sénégal ñu gisaat aussi découvrir fa aussi yeneen talent yu nekk ci réew moom noonu pour man loolu bokk na aussi ci liy jaay hip hop dëkk bi donc ñëw ci Flow Up comme ni nga ko waxee la lu am solo la ci paysage en tout cas culturel bu Sénégal la parce que ñu bëri fa lañ jaaree ñu xam leen sur le plan national li ci intéressant mooy bu ñu lay xam du rek benn secteur rek ñoo lay xam mais day nekk benn affaire boo xamante par exemple boo ñëwee Flow comme li ma wax sànq exemple bi ma joxe ci Festa bi mooy da ngay jongante koo xam ne Casamance la jóge Kolda la jóge Fouta la jóge jàppal bàyyil ngeen ñëw jongante te jongante dafa am solo ci artiste c'est-à-dire ñëw bokk ci ay concours ak yooyu même boo ko gañewul expérience bi nga fay jëlee mën na la dimbali pour sa carrière parce que carrière bul sonn lépp kii la nu mu tuddati concurrence la carrière artiste moom lépp xam nga parce que boo nekk concurrence la sa biir dëkk concurrence la aussi boo demee ci yeneen scène yu bokk ci yeneen dëkk ak affaire yooyu noonu donc Flow pour man formation la ci booy yi ci participer aussi chance la aussi imaginel benn booy bu jógee Kolda wala Tamba gagné par exemple benn concours boo xam ne dañ lay jox 5 millions yooyu noonu pour man départ la pour benn jeune buy door a commencer buy am problème mu dem studio buy am problème mu enregistrer ak yooyu mën nga ci jaaree def sa benn home studio bu ndaw say son ak say production gi yëpp mën nga koy defal sa bopp donc loolu pour man dina la permettre nga créer benn entreprise boo xam ne yow yaa koy tegal sa bopp yaa koy moomal sa bopp donc dootoo dem ci ay studio ñu naan la noo xaaral journée bi xaaral suba xaaral nii et tout pour man loolu rek bokk na ci loo xam ne ku nekk en tout cas muy jeune talent muy foo mënti nekk war nga def le tout pour bokk ci mooy bokk ci pour gagner ko au moins pour déclencher sa carrière. Alors on arrive à la fin MC Mo ku yàgg ñëw sa concert dégg Wakam Gang
ñu bëgg xam au niveau de Ouakam MC Mo yan activité lay mener envers la jeunesse mais au-delà aussi nga joxaale sa dernier mot ban message ngay jàllale jeunesse Ouakam mais au-delà de Ouakam jeunesse sénégalaise. oui Ouakam gang waaw c'est vrai donc xam nga nag ñun fii Ouakam dafa nekk benn dëkk boo xam ne dafa xaaw a wute tuuti ak yeneen quartiers yi parce que Ouakam dëkku lébu la donc dëkk la boo xam ne jeunes yi fi gën a nekk en tout cas ci sport la ñuy gën a yëngu que ci musique mais ñu gis ne depuis un certain temps am na benn nouvelle génération buy commencé di judd ñun aussi obligé comme li ma waxoon sànq rek obligation la ci ñun ñu nekk di jàpp ci liggéeyu jeunes yooyu noonu par exemple ak sunu association bi nga xamante ne ñun ñooy teg festival bi chaque année muy Festivillage ren war a nekk 4e édition bi donc dañ ciy profité waale di wone sunu talent yi ñu am fii am nañ benn ci festival bi dafa am benn partie bu tudd Ouakam Open Air xam nga ñu bëri bu ñu ñëwee par exemple dañuy gis concert bi ni muy feesee ni muy neexee affaire yooyu yenn saa yi mu am sax ay genre xam nga xeex fii wala jàppal bàyyil affaire yooyu c'est parce que ñu bëri dañ ñuy wax ne que man ñu bëri dañ may woone man non bul programmer booy Ouakam yi parce que nii non mais il faut savoir que festival bi du pour ñi ñu xam ba pare c'est un festival boo xamante ne dañ ko def uniquement pour vraiment may doole jeunes artistes yi nekk fii parce que amuñu chance di dem ci ay concert wala dem ci ay kii moo tax bu jotee da ngay gis ne ñoom dañ koy def vraiment seen événement mooy waral boo ñëwee fii ci période Festivillage ci concert yi ni muy feesee nit ñi sax dañuy tiit yenn saa nit ñi duñu xam sax nu mu demee mais nag damay comprendre sometimes ñenn ñi bu ñuy critiquer ne non saa yoo fa demee mu am jàppal xam nga dëkk bu nekk dafa am seen particularité ñun fii ay lébu lañ donc dañu ñëpp a gëm seen bopp mais ñoom dañu gëm seen secteur donc affaire bi genre concurrence lay nekk affaire u booy la affaire woy suñu koñ affaire woy ñii ak ñii ñoo leen gën a kii ak affaire yooyu loolu la quoi te festival pour man li ci intéressant mooy année bu nekk dafa am benn jeune bu muy gën a pousse booy xool première année bi jeune biñ ci doon gën a coow bokkul ak deuxième année bi beneen jeune biñ ciy gën a coow Ouakam gang bi ngay wax noonu mooy dernier boy bi nga xam ne moom lañ ci gën a remarqué te loolu lañ ci jublu en fait mooy festival bu jotee au moins nga am benn boy boo xam ne di nga ko ci remarqué parce que ci engouement am ci public am ci jàppal bàyyi festival bi noonu la bindoo donc moo tax dernier édition bi nii ñëpp Ouakam gang la ñuy wax donc loolu la quoi benn boy la bu nekk fii vraiment un jeune vraiment très talentueux boo xam ne aussi soxla na ku ko jàppale mu yéeg donc ñun noonu lañ fiy taxawee bu ñu gisee ay jeunes yoo xam ne bëgg nañ kii dañuy ñëw fii ñu enregistrer ak ñoom répéter ak ñoom bu ñu amee concert invité leen ainsi de suite parce que loolu rek lañ leen mënal pour l'instant donc loolu moo tax ñun noonu lañ fi nekkee daal jeune bu ñu gis ne mën nañ ci jàpp mën nañ ci def as tuut li ñu mën ñu def ko donc voilà man la demee. bon le message pour la jeunesse mooy li may faral di wax rek li may faral di tëjee ndëgër laay mooy kàddu jamono c'est-à-dire dañ toll ci jamono boo xamante ne boo dëgërluwul wala en tout cas boo dëgërul boo amul base bu solide pour nga sànku day yomb donc loolu moo waral nag man tout le temps même samay projet suite boobu laa koy jox quoi wax buñ la mën a wax jamono ji te du ndëgër laay dañ lay nax parce que ndëgër laay mën na nekk sa diine ndëgër laay mën na nekk sa éducation de base mën na nekk say kilifa xam nga ndëgër laay mooy loo xam ne boo demee bay war a daanu nga wéeru ci loolu noonu jógaat boo demee bay war a def lu ñaaw wala wax lu ñaaw nga xalaat ne samay kilifa rus naa wax lii ñu dégg ko wala bokk fi ma bokk wala famille bi ma bokk jomb naa doxee nii wala jomb naa waxee nii loolu rek mooy ndëgër laay donc moo tax d'habitude samay kàddu yi may tëjee mooy ndëgër laay mooy kàddu jamono. ndëgër laay mooy kàddu jamono MC Mo jërëjëf si disponibilité bi aussi si contenu message bi nga xamante ne ni jàllale na ko. Chers auditeurs, c'était Analysis avec MC Mo. On vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. We gonna burn them, yes. Fuck, let you death. MC.